subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah a'uuzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin wa baad mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàccee seen wàccuwaay waaye di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala di sàkku ci yéen ñaan yal nañu yàlla dëppaleeg li nga xam ni moom la bëgg te gërëm ko ñoo ngi fii nag ci résidence Cheikh bu Mouhamad Kunta di kër gi nga xamante ni si fi la xalifa bi toogee ñu koy beral nuyoo ak ziyaara yal na yàlla yàggal taxawaayam suñu kanam ñu fas yéenee am ak yéen jotaay bi nga xamante ni ci lu aju ci wàllu guddi Cheikh bu Mouhamad Kunta la ñu siy waxtaanee nag ci wàllu kunte yi ñu si ànd ak Serigne Daouda Ndiaye moom mi nga xamante ni si gestionnaire projet la mu war ñoo traiter thème bi nga xamante ni mooy intégration africaine ak taxawaayu Cheikh bu Mouhamad Kunta lan moo ciy taxawaayam ki nekk ci côté am di oustaz Sidi Lamine Cissé di conférencier di ndaw si sàkku xam-xam moom mu war ñoo waxtaanele ci lu jël aju ci wàllu siyaaxa yi nga xamante ni si mooy tournée yi Cheikh bu Mouhamad Kunta daan tournée ak xëlwa yi nga xamante ni si mooy wéet yi mu daan wéet di jaamu boromam moom moo ñu ko war a traiter ki nekk ci sama càmmoñ di Serigne Bou Kunta doom ci imam moom tamit di ndaw si sàkku xam-xam di ci góorgóorlu baax di conférencier teg ci moom mu war ñoo traiter moom tamit thème bi nga xamante ni si moom mooy histoire Kunta yi ak nu ñu def ba ak ci Sénégal ak kan mooy Cheikh bu Mouhamad Kunta kon su ko defee rek ñu jébbal kàddu gi Serigne Daouda Ndiaye moom mu daal di njëkk a ubbi waxtaan bi bismillah baad auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim sallillahuma ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam oustaz jërëjëf ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu ñi nga xam ne nii ñoom lañ bokkal plateau bi muy asatis yi toog fii Sidi Lamine Cissé ak Serigne bu Mouhamad Kunta buñ jógee ci loolu tamit di wàcce ci wàccuwaay Seydi Cheikh Ahmad al Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay mi nga xam ne nii mooy xalifatul am li taifatul qadiriya ci moom la ñuy jaarale ngir nuyu kilifa yépp di kontaan bu baax ci jotaay bi di sawar tamit di tontu ci laaj bi nga xam ne nii moom ngeen ñu laaj ndax dafa nekk lu am solo ñu jar koo waxtaanee tey xam nañ ni ci politique ci développement intégration africaine dafa nekk li tubaab di tuddee incontournable mooy lu mënta ñàkk wala li ñuy wax lu indispensable loo xam ne nii bu amul rek li ñu yuutu duñ ci jot intégration africaine boobu nag maam Cheikh bu Mouhamad Kunta xëy na duñ ni sax moo ko tàmbali waaye ñun ci moom lañ ko njëkk a xamee ci moom it lañ ko njëkk a gisee fii ci Sénégal mu def ci liggéey bu am solo waaye dëgg la jërëjëf ci laaj bi parce que am na solo day jaadu ñu xamal ni lan mooy intégration africaine ci tënk rek ni ko boroom xam-xam yi tënkee intégration africaine tey moo mën a aboutir maanaam moo ñu mën a indi li ñuy tuddee union africaine boobu noonu ñu ne benn cadre politique la boo xam ne nii ci la Afrique di jaar ngir booloo réew yi booloo ci seeni biir ba pare balaa ñoo jéem a xool nan la ñuy jàmmarloog seeni moroom yi réew yi nga xam ne bokkuñu ak ñoom continent mu nekk lu am solo ci histoire nee nañ ci juillet 2001 ci la réewi Afrique yi dajaloo bi ñu dajaloo boobu OUA moo fi amoon organisation de l'unité africaine loolu moo fi amoon ci 2001 boobu noonu ci lañ ko fi jëlee daat fi indi li ñuy tuddee union africaine boobu noonu bari bokk na ci li nga xam ne nii dina ko jariñ réew yi mooy marché yi ñuy tuddee marché exportation tey ki nekk fii nii yor ay produits mu war koo jaay jee Mali wala beneen réew loolu dina ko permettre mu yomb ko te nag day yomb loolu ñun ñu comprendre ko ñun ñi dëkk Njaasaan ndax gis nañ chaque année li fi ay nit di ñëw di daan seen doole jugee yeneeni réew bu ñu jógee ci loolu dafay indi li nga xam ne nii mooy concurrence nag bu loyal bu saine concurrence mooy jongante ci biir ñi nga xam ne nii ñoo bokk li ñuy yëngu tey bu fekkee ni dama am sama produit di ko jaay produit boobu it kenn ci ñi toog fii am ko di ko jaay ku ci nekk dina nga fexe sa produit yi doon qualité bi gën te client bi dina ci bari bénéfice parce que dina ko am ci prix bu baax ak qualité bu baax boobu noonu mais tamit day dimbali ci créer ay liggéey kon loolu yëpp dañuy permettre rek ñu mën a xam dimension bu maam Cheikh bu Mouhamad Kunta toll woon parce que mi ngi génn àdduna en 1914 lii ñi ngi ko créé en 2001 te ñi ko créé ay kàngam lañ ay borom yi xam-xam lañ ndax ay njiitu réew lañ kon moom ban dimension la tolloon
ba tey du am foofu noonu mais dafa am ay retombées technologiques te xam nañ ni àdduna fii bu ñu mënee toog fii nii jàkkaarloog caméra di wax pare àdduna yëpp mën koo seetaan jariñoo ci dañuy xam ni technologie am na ci wàllu wu rëy am na ci it njariñ bu baax a baax ci àdduna fii ñu toll loolu yëpp boo ko boolee nag mooy indi li ñuy tuddee croissance économique mooy li réew yëpp di wër mooy yokk koom-koom gi liggéey bi mën a dox ndaw yi mën a gis seen bopp jigéen yi mën a gis seen bopp ba tey rek dañuy delloo ci dimension maam Cheikh bu Mouhamad Kunta nga xam ni kooku ni mu bàyyee woon xel jaamu yàlla noonu la bàyyee woon xel liggéey noonu la bàyyee woon xel njaboot ndax Qadiriya dafa nekk dimension internationale kon bàyyi na xel ñi mu dëkkaloon fii ci wetam fii ci Njaasaan waaye bàyyi na xel ña nekkoon bitim réew donc loolu mooy intégration africaine ci tënk rek tremplin la boo xam ne nii dafay may Afrique mu intégré économiquement ak le reste du monde ci tënk rek ngir bañ a guddal ñu tënkee ko noonu donc pour wax ci intégration ngir nit ñi mën cee am benn aperçu bu soobee yàlla xam naa bu dellusee dinañ wax tamit ci diggante maam Cheikh bu ak intégration moom lan la ci liggéey ni mu ko tëgee woon ci alquran ak sunna salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. macha allah Serigne Daouda Ndiaye bu ñu dégloo sa kàddu yi rek dañuy am lu ñu ci mën a fore muy wane ni intégration africaine bokk na li doon na li nga xamante ni si lu am importance la ci politique bokk na ci li nga xamante ni bi dafay développer réew waaye réew mënut a dox sans intégration africaine nga wax ci lu am solo yaatal ci lu xamante ni si bu ñu ko déggee rek mën na see jëlee ay njariñ yu bari kon dañ leen laaj ni Cheikh Bou Kounta moom lan mooy taxawaayam ci intégration africaine ban liggéey la ci liggéey boo ko doon yaatal ci nan nga koy yaatalee. macha allah mu nekk laaj bu am solo mais laaj bi li ma ci gën a neex mooy daf ñuy permettre ñu laal ci maam Cheikh Bou Mouhamad Kounta facette boo xam ne ni miinuñu woon ci nit ñi ñu koy laal ci moom parce que nitu yàlla yi yenn saay dañ leen di yemale ci benn cadre boo xam ne ñoom dépassé nañ ko liñ leen di yemale rek mooy xëlwa yi ñu daan def siyaaxa yi ñu daan def dëddu àdduna bi ñu daan def te seen dimension weesu na loolu bari na tey ci misaal rek loo xam ne nii politiciens yi ñi ngi koy doxee borom xam-xam àdduna ñi ngi koy doxee te yàlla seede na ni boo xoolee cosaan ba fañ ko jëlee ci nitu yàlla yi la te ci nitu yàlla yooyu fii ci Sénégal nit da cee jiituwul maam Cheikh Bou Mouhamad Kounta ci liggéey bu mel noonu gis nga tey jamono jii ñu toll mbooloo ci jullit yi munul ñàkk loo xam ne nii la condition sine qua non la ngir ñu mën a dund ci jàmm te ñu bàyyi xel l'islam rapport bi mu am ak jàmm te ñun pour ñu dund ci jàmm foog ñu booloo il faut ñu nekk benn parce que communauté lañu war a doon communauté loolu nag dalay wan dimension wu Qadiriya ak liggéey bi ci maam Cheikh Bou Mouhamad Kounta liggéey parce que kat wolof day wax ni boo juddoo fekk sa kër baay mu doon sàkket boo ko mënta miire fexeel ba sàkket ba bu mu daanu waaye nag ñun mën nañoo wax te duñ ci juum ni maam Cheikh Bou Kounta dafa miire ba def leneen lu dul mur ci yoon bi nga xam ne ni mooy yoonu Qadiriya ndax ci alquran sunu borom mi ngi ciy wax ni yéen de ci lii ngeen bokk benn xeet la wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ci français votre communauté que voici est une seule communauté mu nekkoon lu ñor maam Cheikh Bou Mouhamad Kounta ndax loolu bokk na ci li tax mu def daawa appel woote xeet bu nekk parce que politiciens li leen ñor ci intégration africaine mooy politique bi économie bi militaire bi ak technologie bi yu ni mel yaatu na waaye loolu yëpp nit a koy defar nit kooku bu ñu ko tabaxul ba pare est-ce que du luñ ko jox mu yàq ko dinañ dégg yenn saa yi ñu koy café naan am na ci yenn réew yoo xam ni boo leen jëloon yóbbu leen Amérique nga jël américains yi yindi leen ci réew moomu dina gën a développé mu jege Amérique parce que nit mooy développement Mame Cheikh Bou Kounta développement am da ko concentré woon ci nit boo xoolee réew yi nga xam ne nii ñoom seen considération raciale la ñu gën a fonk que considération yi nga xam ne nii ci ay principes religieux la basé wu réew yooyu doxul il faut ñu bàyyi xel diine ak dimension am Mame Cheikh Bou Mouhamad Kounta daf ko joxoon dimension bu am solo ci loolu dañuy xam ni Mame Cheikh Bou Kounta it chance la ci Afrique chance la ci Sénégal chance la ci doomu aadama yépp nekkam fii nii wërsëgu Sénégal la parce que tamit tey bu ñu demee ba Sénégal
nit du xool moroomam xas ko bu ñu demee ba Sénégal malien yaatu fi dem ba Sénégal gambien yaatu fi guinéen yaatu fi Ndiassane daf cee joué rôle bu am solo parce que bari na ay malien yu sëy Sénégal am fi njaboot Ndiassane lañu wàcc bari na ci noonu réew yooyu ñu lim ñoo xam ne nii sëy nañ Sénégal am fi njaboot tey seeni njaboot kenn gënu leen a bokk ci Sénégal Ndiassane fii la ñu wàcc te seeni maam bi ñu fi ñëw dañoo dox te maam Cheikh bu musul dem fekk ji leen waa kooku kan moo ko gën a liggéey ci intégration africaine kan moo ko gën a liggéey ci unité africaine te bokk na ci condition bi mu daan tegal ay taalibeem ndaw waxam bariwul woon suñu góor gi bu kenn xas moroomam xanaa loolu mooy dund leen ci jàmm maa ngi fàttaliku gàmmu Ndiassane bi passé thème bi cohésion sociale ci la bokkoon mais cohésion sociale ci Sénégal bu fekkee ñi ngi fay naar bi xoromam balaa ñu cee jël benn exemple maam Cheikh bu la ñuy njëkk a tudd parce que loolu ma wax lu ma brosse rek ci koo fi dem ci mag ñeeg boroom xam-xam yi mu génne la ci lu ëpp solo lii ma la ci wax gis nga ci vision moom maam Cheikh bu ci dimension spirituelle am ak ci perspicacité am moom dafa woote lii di intégration africaine laata réew yi Afrique di ko xalaat ndax sànq nee naa la 2001 lañ ko woote ñoom te moom mi ngi génn àdduna en 1914 kon da ngay xalaat kooku ban dimension la tolloon ba mën a xalaat loo xam ne un siècle après ci la ko ñi gën a xarañ ci Afrique di doog a xalaat loolu dafay doy waar bi ci des mu xamoon ni moom maam Cheikh bu ñàkk xam-xam dina tax nit ki jàpp mbir nu mu ko war a jàppee parce que mën naa tax ba nit ñi jàppee diine ab xeet wala jàppee diine nationalité loolu taxoon mu fonkoon jàng ñamu daan jëlee bitim réew ñuy ñëw tegu leen fi daan leen exploité tegu leen fi it ngir leneen lu dul jàng gëstu ak jaamu yàlla bañ na ba toolam yi mu dogoon di ko dundee parce que ku autonome la woon musul leb nguur a ko yoreel suufi Njaasaan fa la jóge nguur moo ñu yoreel waaye yoreluñu nguur bañ na ba tool yi mu yoroon ku peegul alxuraan doo ci dem bay kon kooku fonkoon na bu baax a baax li nga xam ne nii mooy xam-xam te bokk na ci li mu leen jàngal mu nekk principe ba nitu Njaasaan waxuma sax ña ko fekkoon dundam mais nitu Njaasaan ñun ñëpp ci la ñuy dund dafa am principe boo xam ne da koo def ci ñoom te mi ngi ko jëlee ci alquranul karim mi aaya bi mooy an taatadu wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression mu nekk principe boo xam ne ñun dañ koy doxee buñ ni Njaasaan dañoo noppi ndax xamuñu déedéet erreur la Njaasaan dañoo noppi ndax dañoo xam loolu dafa am solo bi ci des ci tënk rek foofu laay daanelee ndax xam naa ni temps bi xoj nañu bi ci des mooy pour ñu dund ci jàmm pour ñu mën a matérialiser li nga xam ne ni mooy unité africaine maam Cheikh bu Mouhamed Kounta dañoo joxoon ñetti point ci njàngaleem ñetti point yoo xam ne mënul ñàkk ngir ñu dund loolu nag bëgg naa politiciens yi bàyyi ko xel bëgg naa ñiy yuutu réew mi bàyyi ko xel bëgg naa surtout jeunesse bi bàyyi ko xel bu ñu bëggee dund ci jàmm parce que da ko wax ci dimension bu doy waar nga appliquer ko sa kër day dox ci dëkk day dox ci réew day dox ci àdduna bi day dox bi njëkk ci point yi mu ne que nos sentiments se rejoignent sur le fait que nous sommes des frères en islam et que la fraternité islamique transcende les nationalités et les ethnies mu ne suñuy yëg-yëg ak suñuy bëgg-bëgg nañ ko concentrer ci ñun ñëpp ay mbokk lañ jullit yëpp ay mbokk lañ alquran a ko wax te ñu reléguer au second plan li nga xam ne nii mooy suñuy nationalité ak suñu xeet ndax guerre ethnique gis nañ li mu yàq ci àdduna deuxième point mu ne une union culturelle linguistique et sociale qui rallie les sentiments il faut loolu ñu créer conditions yooyu noonu dafa am solo c'est important waaw troisième point bi mu ko tëjee mu ne qu'aucune contrée musulmane ne livre la guerre de quelque nature que ce soit qu'elle soit économique ou militaire car cela ne ferait que nous affaiblir ci tënk mu ne bu benn mbokki jullit sos wala ñu door wala ñu songu seeni moroom ci ab xeex ak lu mënti sabab xeex boobu noonu mu nekk wàllu économie comme mu nekk wàllu militaire ndax ñu xeex seen biir rek feebalal seen bopp kon loolu yaakaar naa mooy condition yi nga xam ne nii moom la maam Cheikh bu tegal ñu ko fi ngir ñu mën a dund ci jàmm te loolu sax lu ko jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu cee joxoon ndigal
parce que ci hadis wax na ni le musulman est le frère du musulman, il ne l'opprime pas, ne le délaisse pas et ne l'abandonne pas. Certes, Allah aide le serviteur aussi longtemps que ce dernier aide son frère. mu lu am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bu benn jullit noonoo moromam, jullit bu ci nekk sa mbokk morom nga, bul tooñ sa morom, bul ko bàyyi te bu ko néewal doole. mu ne dëgg la sunu borom kuy dimbali jaamam la, waaye da koy dimbali diiru lu jaam boobu di dimbali moromam. mu nekk lu am solo. xam naa sama moroomu kilifa yi toog fii nii wala sama kilifa yi toog fii ñoom bu ñëwee dinañ dugg ci xasida bi nga xam ne ni Cheikh bu Mouhamed Kounta bind na ko, te ba léegi loolu day dellu ci wàllu intégration africaine ak union ci biir nit ñi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne Daouda waxtaan bi am na solo trop ci li nga xamante ni moom nga doon développé ci intégration africaine. taxawaay bi ci Cheikh bu Mouhamed Kounta taxaw wane nga ni moom koo xamante ni si la ku bëggoon bennoo, waaye koo xamante ni si ku liggéeyal askan bi intéressé woon, koo xamante ni si tabax doomu aadama intéressé na ko trop. ndax loolu li koy firndeel mooy dafay wane ni moom tamit ku tegoon tànkam ci alxuraan ak sunna, parce que bennoo alxuraan ak sunna moom moo ko njëkk a wootee. comme ni nga ko waxee ci aay bi inna haadihi ummatukum ummatun waahida, ñun ñëpp benn lañ. kon Cheikh Kounta loolu lu ko ñoroon la, nga développé ci lu yaatu lu am solo. te li mu koy firndeel rek mooy boo ñëwee fii si dëkk bi di nga fi gis façon xeet bu nekk, ñii nga te ni ay malien lañ, ñii nga te ni ay guinéen lañ, ñii nga te ni ay yeneen dëkk lañ jóge toog fii di fi sëy am fi ay njaboot. kon loolu dafay wane ni Cheikh bu Kounta liggéeyam boobu mu doon liggéey bu réussir 100% tamit am na lu ci jàll wala lu ci ëpp jàll na ci. kon loolu am na solo. benn bi tamit xamul woon tàqali ay askan, waaw tàqali ay askan xamu ko, ñëpp ay njabootam la ñu woon. kon loolu la ñu comprendre ci li nga xam ne moom nga doon développé. jërëjëf waxtaan bi am na solo trop. kon su ko defee rek ñu jàll ci sunu deuxième invité bi muy Serigne Bou Kounta bi nga xamante ni si moom mooy doomu imam, mu war ñoo waxtaanal ci li nga xamante ni si moom mooy taarixu Kounta, muy histoire Kounta ak nu ñuy def ba dugg ci biir Sénégal ak kan mooy Cheikh bu Mouhamed Kounta. kon Serigne Bou Kounta bismillah. alhamdu wa shukru lillahi rabbil alamin. allahuma laka alkullu wa bika alkullu wa minka alkullu wa ilayka alkullu wa anta alkullu wa kullu alkullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. waaw Oustaz Alxaaji Birane ñi ngi lay nuyu di la ziar, di la wàccee ci sa wàccuwaay, waaye di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi. ku mel ne Oustaz Sidi Lamine Cissé moom kenn du leen ko présenté, waaye Oustaz Daouda Ndiaye tamit ci jàllale bu am solo bi nga xam ni jàllale na ko ci ki nga xam ne mooy suñu maam Cheikh Abou Mouhamed Al Kounti. foofu la ñuy dox di wàcc ba ci suuf di nuyu xalif bi di Cheikhul Bekkaay ibnu Cheikhul Bekkaay ibnu Cheikh Abou Mouhamed mi xalifatul am li tariqatil qadiriya, di ko nuyu di ko ziar di ko wàcce si wàccuwaayam. waaye alxaaji nga laaj ñu laaj bu am solo, nga laaj ñu ci Kounta ak lan moo leen dugal biir Sénégal. mu nekk laaj boo xam ne gàtt na ci déggin, waaye amaana buñ ko doon faram-fàcce fii ba suba wala ba déwén sax laay wax duñu fi jóge, ndax lu ci nekk dafa am yoon. kon askanu Kounta dañuy jël rek ñaari ñeent wala ñetti bayt yoo xam ne am na ñu ko wax ci ñoom, loolu rek dafa doon doy xamle li nga xam ne moom mooy askanu Kounta. Oustaz Sidi Lamine defe naa suñu waaja ca Tiwaan loolu la waxoon, fa antum ladal ashraafi taaju ruusahum fa man raama naylal fadli fiikum fadailu. mu ne ayaa raaxilan naxwa almadinati taaliban tawajjah ila njaasaan fa fiiha almanahilu. dégg nga mu ne booy wër tedd nge wala ngay wër askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na nga jàpp askanu Kounta te xam ni ñoom rek ñoom ñoo bokk ak yonent bi. ku ñu bokkalul rek ñoom ñoo bokk ak yonent bi. waaye bu fekkee ni da ngay wër xam-xam mbaa ngay wër mbaax wala ngay wër daraja wala ngay wër wilaaya, nee na nga ñëw boof ci seen kanam. waaye bu fekkee xam-xam rek moo la tax a jug tamit, nee na nga dëkkmal jëm Njaasaan, ndax foofeekat fa la xam-xam wi di balloo. dégg nga waaye ba tey gis nga ku mel ni Cheikh Sidi Muxtaar di ko xamle ci ba tey ci askanu Kounta, mu ne minhum waliyun wa minhum muqsitun badalun wal xawzu minhum wa minhum qaimu saxari. dégg nga nee na àddina lu mu jafe-jafe-jafe wala lu àddina yàqu-yàqu, boo demee ci ñoom daa fa fekk lu ñuy tuddee waliyu, ak lu àddina yàqu-yàqu nag daa ko fa fekk. waaye ay bëdal dang leen fa fekk. waaye li ma ca gën a ñor nag mooy ñi nga xam ni
bu ñëpp tëddee ba lépp dal dañuy nekk ñoo xam ne dañuy jug ñoom askanu kunta di màggal li nga xam ne moom mooy seen borom ci ay lan ci ay naafila waaye ci ay lan ci ay azkar yoo xam ni mag ñi dañ ko fee bàyyi woon kon ba tey loolu day junj li nga xam ne moom mooy kunta waaye ci tënk dama lay tënkal rek ndax kunta bu njëkk benn lañ daan doon ala kulli xaal kuy déglu histoire ku ne di ngay dégg li ñu koy wax bëri na waaye ci Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay boo xoolee fa la ñu tasaaroo ndax kooku moom moo ñëw am ñetti doom yooyu ku ci nekk ñëw am njaboot ñu nekk fukki góor ak ñaan loolu moom moo waral kunta tasaaroo ci àddina te kunta dafa nekk famille bu riche mooy foo dem ci àddina rek di nga leen fa fekk te loolu kunta rek la ko yàlla defal foo dem ci àddina di nga fa fekk askanu kunta moo xam nag ci ban anam la ñuy wuyoo ci ban sant la ñuy wuyoo ndax kunta du sant tur la xëy na waxtu wi moo ñu xoj waaye kon ñu ñëw fan la jóge ba tax ñu naan kunta waaye ndax boo ne kunta sant la rek xel yu bëri dina ñaaw ndax sant amul woon ci jamonoy arab yi buñ ne alxaaji dañ naan ibnu diw ne Sidi Lamine ibnu diw Daawda ibnu diw waaye kon lu waral kunta histoire la moom tamit xam naa suñu yeneen i jotaay waxtaan incha allah dinañ ci gën a xuus ba ku nekk mën cee gis sa bopp waaye kunta ci biir Sénégal boo ñëwee kenn leen fi dugal benn góor yàlla bu ñu naan maam Cheikh Bounama te góor googu defee tarbiya ci sëriñam Cheikh Sidil Mokhtar al Kunti yi dégg nga bi mu defee tarbiya ci moom ba desul lu dul góor gi yiwi ko góor gi dugguloo ko xëlwa ci fan ya mu ko dugguloo xëlwa sang ba génn daan ne ko man kat am na lu ma gis waaye li ma gis mooy ay xorondom yu ñuul waaye dañoo commencé samay catu tànk yéeg ba sama digg bopp fees dell sëriñ ba ne ko yow kat sag njëreet dañoo war a ñuul ëllëg da ngay dem ci réew bu ñu naan Sénégal foofu nga war a dem waaye li gën a doy waar ci mbir mi mooy Cheikh Bounama bi muy ñëw xale la à l'âge de 18 ans ñi ne 19 ans ñi ne 17 ans mais lu mënti am amul 20 ans bi muy ñëw Sénégal kilifa kunta yi newoon foofu ci jamono jooju daan ne kii kat xale la te nit ku ñuul dafa gaaw a yàpp doomu aadama rawatina bu gisee ko xees kon nan la ñuy def ba gunge ko ba du am benn problème fa mu jëm ñoom ñëpp bi ñu toogee góor yàlla yi waxtaan ñu ne dañuy summi seen mbubbug wilaaya ku ci nekk da ngay summi sa mbubbug wilaaya ñëw solal ko Cheikh Bounama looloo waral ñu naan Cheikh Bounama dafa am ci kunta lu nit amul te nit dootu ko am ba ilaa yawmi diin waaye Cheikh Bounama doomam jooju ci Cheikh bu kunta am ci moom lu kenn amul te kenn dootu ko am ba ilaa yawmi diin moom mooy góor gi nga xam ne moom la ñuy waajal guddi googu te Cheikh Bounama ñëw Sénégal à 1800 ci dëkk bi nga xam ne moom mooy Ndànkanaar ba am fi njaboot ba Cheikh bu kunta juddu ginnaawam à 1840 ñu duppee ko magam jooju nga xam ne moom moo ñëwoon di ko jël si kon alxaaji fa la ñuy yamandeegum incha allah après xam naa boo ñëwaatee ñu doog a dugg nag ci kan mooy Cheikh bu kunta ak lan moo ko indi Ndiassane xam naa ne am na ci loo xam duñ ko laal ndax Sidi Lamine Cissé incha allah moo ñu ko gën a maîtriser te bu ñëwee ci kàttanu yàlla dina ci xuus wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Serigne Bou Kounta kàddu yi am na solo leer na it tey tënku na xamal nga ñu Kounta fan lañ cosaanoo xamal nga ñu kon ñoom cosaanoo ñu Sénégal waaye dañu fay ñëw am liggéey bu leen fi indi woon ñu dégg ci ni Kounta yi tamit nekkul loo xam ne sant la waaye dafa am lu waral ñu leen di dàkkantalee Kounta kon loolu am na solo bu baax a baax a baax tamit su ko defee kon après dinañ ñëw laaj la kan mooy Cheikh Bou Mouhamed Kounta ginnaaw ba ñu dalalee Oustaz Sidi Lamine Cissé mu wax ñu li nga xamante ni si moom mooy tournée yi nga xamante ni Cheikh Bou Mouhamed Kounta daan na ko tourné ak yi nga xamante ni si mooy wéet yi nga xam ne daan na ko wéet di jaamu boromam Oustaz Sidi Lamine loolu boo ñu ko doon leeralal noo ñu koy leeralee bisimilah. awnuka yaa muin wa bika nastain wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim sallallahu wa sallama wa sharafa wa majjada wa karrama ala sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi almuntajibina wa sahbihi ghurul mayamin wa radiyallahu an shaykhina wa imamina wa qudwatina wa sanadina ila rabbina shaykhina Cheikh Abou Mouhamed al Kunti allazi lam yazal nuruhu yantaqilu ila arhami ummahatihi tahirat min aslabi almajidin al akarim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Hadj Birane ñoo ngi lay delloo nuyoo gannaaw bañ musloo ci seytaane fa tabarakallahu sant yàlla nuyu ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal plateau bi waaye nuyu ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci turu xalifa bi nga xam ni moom lañ nekk këram nii di Cheikhul Bekkaay di doom ci Cheikh Ahmadul Bekkaay di doom ci Cheikh Abou Mouhamadul Kunti wa tabarakallahu Hadj Birane ñu dem mubasharatan ci sa laaj bi maanaam ñu dem ca saasa rek ci sa laaj bi ndax arab yi dañ ne boo comprendre laaj am genn wàllu tontu fahmu su'al nisful jawaab maam Cheikh Abou Mouhamadul Kunti dafa nekkoon koo xam ni ku doon xëlwa la te xëlwa dafa bokk ci yi nga xam ni nitu yàlla yi dañ ci daan defaree seen ruu waaye daan ci jegeñee seen borom subhanahu wa taala daaw ñu xëlwa ngir dañoo bëgg tur wala daaw ñu xëlwa ngir dañoo bëgg fatxu
waaye daaw ñu xëlwa ngir daa am lu ñu soxla ci seen borom déedéet dañ ko daan def ngir lan wéetal seen borom subhanahu wa taala roye ko ci yonent bi bu sayri nee na xalifata nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nujaba nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa fexe woon ba mu nekkee ndaw daan wéet ci xaaru Xiraa daan wéet di fàttaliku boromam di xalaat boromam ci càkke fi yéeg ni mu caree asamaan ak ni mu tàllalee suuf te ñi ñu baax ñëpp noonu la ñuy def maam Cheikh Abou Mouhamed Kounti nag ci noonu la defoon di wéet ci wéet yooyu nga xam ni yu wuute la ci bërëb yu wuute ci place yu wuute fu mu wàcc fu ne wàccee la fa ak leer waaye fu mu wàcc fu nekk tudd fa yàlla subhaanahu wa taala ba ña nga xam ni newuñu woon ci diine sax te dëkk boobu mujj topp ko fa tabarakallahu mu daan sellal bakkanam ndax Junayd di nee na la tasawuf mooy taskiyati nafsi an muwaafaqati sirril bariya wa mujaadabati dawaa in nafsaniya wa isticmaalu maa huwa awla alal abadiya wa nusxu li jamil umma waaw mu ne li nga xam ni moom mooy tasawuf day fexe li nga xam ni moom mooy sa bakkan ak topp bi nga xam ne day topp bànnee xam mu dindi ko ci yow ngay fexe toujours li war ci sa diggante ak sa borom nga koy def wa nusxu li jamil umma mooy ngay laay biire li nga xam ne ñoom ñooy mboolem jaamu yàlla yi foofu nag téere yi coow nañ ci ba xam ki nga xam ni day nekk mutasawif dafa war di wéet comme ni maam Cheikh Abou Mouhamed Kounta daan wéetee wala dafa war di wéttalikook nit ñi ndax am na xadis bu ñëw ne jàmm bi nga xam ni mooy ñëw di jaxasoog nit ñi di muñ seen loraange moo gënal fuuf yàlla ki nga xam ni day beru waaw téere yi dañuy coow ci loolu pour rek macha allah ki nga xam ni dañuy seetaan di borom xam-xam mu xam ni ki nga xam ni day jaxasoog nit ñi di muñ seen loraange di muñ seen ayib di muñ seen nangam ñu koy laaj ci diine sax mu leen di tontu waaye wuute naag ak ki nga xam ni dafa am loraange ndax maam Cheikh Abou Mouhamed Kounti dafa amoon loraange goo xam ni moo ko xañoon loolu xam naa sax du ñàkk ku may laaj loolu waaye pour sa tontu mooy yàlla dafa defoon ci moom ñëpp yéemu woon ci noppi gu bari gi mu daan noppi ndeysaan nopp gu bari gi mu daan notti mel ni dañ koy laaj lu waral loolu ngir rek ragal mu wax fi ëllëg loo xam ne dana ko lay ak borom subhanahu wa taala loolu nag maqaama la maanaam nit ki di nga yegg ci sa borom ragal gin goo xam ni di nga ragal a wax loo xam ni ëllëg dana la ko laaj mu daan ne nag naa jël comme ni yonent bi daan def di wéet yonent bi daaw woon wéet xaaru Xiraa ngir dafa bëggoon ñu naan kii dafa sew wala kii dafa ñàkk bañ di dafa siis dafa nangam ak nangam waaye daf ko daan def ngir wéetal sunu borom subhanahu wa taala ngir tamit màggal sunu borom ndax bu fekkee da ngay jaxasoog nit ñi amaana ñu wax la wax joo xam ni boo ci duggul ñu ne kii dafa tee jàmburam wala boo ci duggee fa tabarakallahu am sa digganteeg sa borom loo xam ne ëllëg di nga ko layee moom Cheikh Abou Mouhamed Kounti njëkk a dal fu ñu naan baañ ba mu dalee bañ yàlla may leen sens boo xam ni ndeysaan fa tabarakallahu Sénégal sax ba yàlla bëggee ci ñoom yiw ci la ommat daretu yenent bi dugal ko fi mu dugal fi diine fa tabarakallahu fekkoon fi diine sax waaye féddali fi diine muy maam Cheikh Abou Naamatul Kounti waaye bañ faal ba fa yàlla namee yiw bëgg tamit ñu leeru ci niitu ci leeru Cheikh Abou Mouhamed ci la ko fa tàbbal fa tabarakallahu mu tàbb fa daal fay yàlla wërsëgale ko fa ay doom yoo xam ni maam Hamdi la fa njëkk a am fa tabarakallahu mu teg ci maam Cheikh Albekaay teg ci maam Khalifa moo nekkoon mag ci maam Sidi Lamine moom la tuddee taawam boobu di maam Khalifa Cheikh al Khalifa mi nga xam ni mooy bàyyi sëriñ maam bu Khalifa di papay Mokhtar ak ñoom ndeysaan waa ñi xam lañ fa tabarakallahu ak ki nga xam ni moom mooy maam Khalifa maam Hamdi moom lañ tuddee woon sëriñ Hamdi France moom Cheikh Abou Mouhamed Kounti bàyyi leen fa daal di dem fu ñuy wooye Dakar doj ndeysaan foofu la njëkk a sanc foofu nag ba mu ko sancee sanc ko ngir ñi naan naar bi dafa bëgg dëkk wala dafa bëgg suuf waaye da leen a fekk mu nekk tund boobu gëmuñu yàlla mu ne kon yàlla xéewale na ma mu mën leen a tuubal xaaramal leeral ko ci shahadatu an laa ilaha illallah wa muhammadu rasulullah jóge na fa maam Cheikh Abou Mouhamed Kounti ci siyaaxa yooyu nga xam ni daka daan booleeg xëlwa yenn saa nga gis koo xam ni dina am martaba siyaaxiyun martaba la ci nitu yàlla yi boo passé nojaba moom nga ci teg waaye moom koo xam ne nag dana am martaba bi ba pare du ko dundal ni mu koy ñàkk a dundalee mooy day tukki rek day tukki rek waaye ci biir tukkeem bi fa tabarakallahu du ci ànd ak di wéetal sunu borom waaye du ci ànd ak di ubbi dëkk yi pour ñu gëm sunu borom subhanahu wa taala maam Cheikh bu nag yàlla may ko ci côté ba mayin boo xam ni jaadu na lool pour ñu wax ko nit ñi mu daal fay jógee ba mu leen bàyyee foofu daal di tabax fi nga xam ne moom mooy Dakar doj jóge fa tuuti nag daal ne
fekk ba muy génn ndànk 1823 la 1823 waaw ndax 1840 la gane duna déedéet fa tabarakallah mi ngi am 17 ans ci ay at maam Cheikh bu Mouhamed Kounta ba nga xam ni mi ngi dugg fa li nga xam ni moom mooy mi ngi jugee ndànk di dugg fa li nga xam ni moom mooy Bagne Fall bañ demee nag ba 1865 mu ne il faut que ma dem laxasu dem fa la nga xam ne moom mooy Mauritanie waaw dem Mauritanie ba mu demee Mauritanie mi ngi fa fekk ku ñuy wooyee Cheikh Sidiya but limite la dëkk maam Cheikh Sidi Mokhtar Kounti moo ko yar tuuti après Cheikh Sidi Mokhtar du mooyu maam Cheikh Sidi Mouhamed Khalifa mottali ko mu dem fa am na mbir mu rëy mu ko fa doon xaar yàlla dogal mu jël ko ci natt yoo xam ni laata ko Cheikh Sidiya jox natt na ko yàlla dogal mu réussir ci natt yooyu nga xam ni am na ko fa tabarakallahu def na ko maam Cheikh bu ci noonu la jugee foofu daal di ñëw toog tuuti daal di duggaat xëlwa fii nga xam ni moom mooy doju ngor fa tabarakallahu ba mu fa duggee xëlwa ci doj boo xam ni doj bu dëgërloon la doj boo xam ni yéex naa dégg tur yàlla yi nga xam ni moom la maam Cheikh bu Kounta daan sàbbal ci biiram fa tabarakallahu mu leeral doj bi leeral ngor leeral ndakaaru leeral Sénégal fa tabarakallahu ne nag du doy il faut que ma daal di du mooy dellu fa nga xam ni fa laa bàyyi woon sama njaboot muy Bagne Fall ca la delloo Bagne Fall ba mu delloo Bagne Fall fa tabarakallahu maam Cheikh bu Kounta daal fay fekk njaboot ga dalal leen wax leen ni tukki woon naa ci tukkin boo xam ni coobare suñu borom la ndax ndigal la mu daal dem tukki ji toj foofu fa tabarakallahu ba koroog mu jugee fee nga xam ni mooy Gàmbi ci la ñëwaatee Bagne nag daan ne damay uti ji foo xam ni danaa fa jaamu suñu borom subhanahu wa taala maam Cheikh bu génn na Bagne ànd ak njabootam daal di dal fu ñuy woowee fi nga xam ni moom mooy kër Njob ba jóge na fa daal di dem fi nga xam ni moom mooy kër Faama gën a siiw ci fi nga xam ni moom mooy PAM mi ngi nii sunu ginnaaw jóge fa ne fii du doy ba tey mi ngi ut foo xam ni fa lay tuuree ñaqam fa lay yare njabootam waaye fa lay wootee penkook sow ndijoor ak càmmiñ ñëpp fekk ko fa mu daal di dem kër Yoro toog tuuti leer gi daan ne ko déedéet du fii il faut nga daal di dem foo xam ni moom moo gën a jege kër Yoro fa ndeysaan fa tabarakallahu il faut nga dem ci sow kër Yoro bu dee yow yaa ngi nekkee ci penku boo nekkee Njaasaan kër Yoro penku la lay jublu waaye il faut nga dem ci soba ngir jublu kër Yoro penku fa tabarakallahu mën a wéetal sa borom subhanahu wa taala sànni na pitax mi téere nee nañ wala boog borom xam-xam yi ñi ngi nettali ne dafa am xaatif bu naan ko al jaaru qabla daar mu daan ne ujaari rabbi ujaari jaari ndeysaan fa tabarakallahu ni'ma man yu jaari rabbi samawati wal ardi fa tabarakallahu mu ne xaatif bi ne ko bala ngaa dëkk kon yaa ngi ñëw ci bërëb bi nga xam ne moom mooy Njaasaan bala ngaa dëkk na nga ut dëkkandoo mu ne man damay dëkkaaleeg sama borom subhanahu wa taala mu ne ni'ma man yu jaari très bien merci ñeel na ki nga xam ni mi ngi ut dëkkandoo comme dëkkandoo bi may ut ban dëkkandoo la mu ne jaaru mustajirin ki nga xam ni borom tawat yi ak borom aajo yi suñu amee aajo kooku lañ koy diis muy suñu borom subhanahu wa taala maam Cheikh bu Kounta alaaj Birane wàcc na Njaasaan ci tënk rek ndeysaan tudd ñu dëkk yëpp pour kuy seetaan wàcc na Njaasaan ak leer googu wàcc Njaasaan fekk fii ay séeréelu ndutt yi mu tuubal leen ña dëgëroon bopp ci ñoom mu jaayanteeg ñoom ne dañuy sax ci dëkk bi gëm yàlla buñ ko mënul ñu tuxu feneen ci lañ tuxoo ci fële fa tabarakallahu ci ndut fa tabarakallahu maam Cheikh bu Kounta wàcc fii Njaasaan woote nag xam naa incha allah penkook sow ndijoor ak càmmiñ ku ne fekk si ko incha allah boo ñu laajaatee fa tabarakallahu ñu ñëwaat ci loolu wa fiikum barakallah incha allah jërëjëf Oustaz Sidy Lamine Cissé kàddu yi am na solo xamal nga ñu ni maam Cheikh bu Mouhamed Kounta daan def ay tournée waaye daan def ay wéet yoo xam ne si daan jaamu borom subhanahu wa taala incha allahu rabbi bu ñu demee ci Serigne bu Kounta ba pare dinañ ñëwaat ci yow laaj la lan moo waraloon tournée yooyu nga xam ne moom maam Cheikh bu Mouhamed Kounta daan na ko tournée ak lu waral tamit wéet yooyu nga xam ne daan na wéet di jaamu boromam ndax tamit daraan wéet rek di jaamu boromam wala ay jamono la ko daan def wala daraan wéet rek chaque jour bañ a jaxasoo ak doomu aadama yi loolu nañ ñëw nga ci leeralaat bu baax a baax incha allah kon Serigne bu Kounta ñu dellu siwaat ci yow di la laaj sunu ñaareelu question te mooy kan mooy maam Cheikh bu Mouhamed Kounta bu ñu ko doon xamle ci xamle bu gàtt rek. waaw alhamdulilah alxaaji Birane
question bi ñi laaj noonu dinañ ci sawar ci tontu ko waaye dinañu lott lool ngir tontu ko ndax ku doy ni Cheikh Bou Kounta nga laaj ñu ni kan mooy Cheikh Bou Kounta da doon doy ñu ne la mooy doomu Cheikh Bounama hankay ndax fa la wilaaya tëjoo waaye ana lan la liggéey moom Cheikh Bou Kounta ndax doyul rek mu ne yonent bi mooy sama maam waaye Cheikh Bounama mooy sama baay loolu rek doy nag tiitër waaye moom ginnaaw bi mu xamee loolu dafa teg loolu fële dem ber yoonu boppam ni kat sama baay liggéey na fi liggéey boo xam ne ba ilaa yowmal xiyaam du fay waaye man Cheikh Bou Kounta dinaa liggéey boo xam ne tamit ba yowmal xiyaam du fay kon looloo waral mu génne biir ndànk naar waaye li gën a doy waar Alxaaji Birane Cheikh Bou Kounta ci histoire mënoo jël nit ne kii moo jàngal Cheikh Bou Kounta mu nekk may bu doy waar moo tax di ngay dégg waykat yi di ko wax naan mam Cheikh bu jàngul yàllaa ko jàngal te ku yàlla jàngalit nga raw ci sag maas waaye ki nga xam ne mooy Cheikhul Bekaay di taawu Cheikh Bounama nee nañu bu musaan toog ba mu yàgg da daan dem di doxantu ci àllu ndànk bi ndax Cheikh Bou Kounta lu doy waar mooy Cheikh Bounama bi muy génn àddina dafa dénkaane ci moom dafa ni kat xale la ne Cheikhul Bekaay bu ko kenn sonnloo ci jàng waaye sax guddi ajuma nangu ma ko andil mu ziyaare ma taman Cheikh Bounama lu war a Cheikh Bou Kounta war a xam dinaa ko xamal ñii nee nañu bi avant muy génn àddina moom Cheikh Bounama ci la bind ci weenu li nga xam ne mooy Mame Makodou Diop bu ndeyjoor ba ne bu juddoo kat na ngeen ko njëkk a jox ween wi lépp luy wilaaya ak xam-xam man Cheikh Bounama def naa ko fii te Cheikh Bou Kounta dina ko donn dégg nga maam Cheikh Bekaay bu musaan génn di dem ci àll bi ne da daan seen Cheikh Bou Kounta ne copp toog ci taatu garab mais li koy wër yëpp ay nit ñu weex lañu ay nit lañu mais dañuy sol yu weex tàll mais ne bu ñëwee ba tiim leen dootul gisati nit bu fekk Cheikh Bou Kounta rek toog ndekete boobu moom Cheikh Bou Kounta fees na dell waaye waxuma la nit ñi mais mi ngi jàngal jinne yi ci àll bi kon fa la jógee nag ni ko Oustaz Sidi Lamine waxee ba yegg si biir Njaasaan waaye muy dund ci biir Njaasaan ngor li gën a yéeme ci moom nee nañu Cheikh Bou Kounta ci histoire daanoo ko gis lu dul ne waxtu julli dafa jot te dund na ba génn àddina moom Cheikh Bou Kounta tegantewul ak bët tubaab te xoolal liggéey bu am solo bi mu def bi Daouda Ndiaye wax Oustaz Daouda liggéey bi mu wax sa dund na ba génn àddina musul teganteeg tubaab bët lu doy waar mu nekk biir Njaasaan dafi dund sunna waaye ak alquran li lay wan ne Cheikh Bou Kounta nitu sunna la woon bi mu génnee àddina nee nañu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir kër gi rob nañ Cheikh Bou Kounta ba ci suba gi ñu doog a xam ne Cheikh Bou Kounta génn na àddina kon daf lay wan ni jigéen ñi ak góor ñi daanuñu tegante bët loolu daf lay wan ni alquran la daan dund waaye moom Cheikh Bou Kounta sunna la daan dund waaye mu nootoon nit ñi it waxuma la nit ñi noot jinne yi li lay waneel ni Cheikh Bou Kounta dafa nootoon nit ñi noot jinne yi ci lépp yàlla dafa ko mayoon dafa am bis góor gi Abdourahmane Seneba di doomu Cheikh Bou Kounta moom mu jigi nee nañ moom la dénkoon li nga xam ne moom mooy daara yi fii dafa ànd ak góor gi Sid Diop di dox ba mu yàgg mu taxaw góor gi Sid Diop taxaw mu ne ko waa sëñ bi naar bi lan la mu ne ko man kat damaa gis ni sama baay soreetul diggam yegg si na léegi mu dem wuy ju boroomam loolu jaaxal góor gi Sid Diop mu ne ko lan moo waral nga wax loolu mu ne ko da ngay bàyyi ba guddi bu timis gi di dugg na nga ñëw ma ànd ak yow wan la lan moo tax ma wax la lii bi ñu demee ba timis gi di jot góor gi Sid Diop ñëw ne ko naar bi yegg si na góor gi Abdourahmane Seneba ànd ak moom daal di téye bopp bi mu téyee bopp bi góor gi Sid Diop mu ne ko gëmmal mu gëmm ab diir mu ne ko xoolal mu xool mu gis dénkaane yi nga xam ne Cheikh Bou Kounta daf ko dénkaane woon jinne yi ci àll bi ak yeneen continent yi ñu yenn dénkaane yooyu ñëw ci ginnaaw wanagu Cheikh Bou Kounta di ko jël mu ne ko gis nga lépp lu sama baay dénkaane woon muy ay jinneek yeneen lu mu mënti doon ñi ngi indi dénkaane bi ndax sama baay day waaj a génn àddina waaye sama baay tàggat na leen ñoom ba kenn du rëcc ku fi xalifaam rek jinne yooyu da nga leen di téye mu neex la da nga leen di téye waaye mu naqari la da nga leen di téye li ma lay tënkalee rek mooy Cheikh Bou Kounta dafa defar xilaafam xilaafa gi moom moo ko defaral boppam moo tax xilaafa Kounta lu doy waar def ci ne ndax Cheikh Bou Kounta ginnaaw bi muy génn àddina joxe dénkaane ya mu joxe woon nee woon na ngeen bàyyi xel ba nit ñi di jooy ak yu ne ñi ciy dugg ndax xam nañ ni mi ngi ci wàccaay mu ne leen na ngeen bàyyi xel leen de man Cheikh Bou Kounta sama xilaafa dina neex ba man ngeen fàtte ma waaye ku toog dina neex ba bu génnee àddina moom keneen kiy toog dina tax ngeen fàtte ki fi jóge te boo amee njàngat tuuti da ngay gis ni loolu moom mooy dox Njaasaan neew na Cheikh Bekaay mii sama taaw moo may defar moo may sang moo may jullee moo may suul te moo may miraas kenn mënu ci dara ndax am na ful la googu waaye mu ne xoolal kay topp ci moom di Cheikh Sidi Lamine nit du ko yàpp waaye jinne du ko yàpp
te loolu lépp ci man la ko donnee waaye Serigne Mamadou mu ne la du fi yàgg waaye yàlla dina ko wërsëgal koo xam ne ëllëg moom mooy mottali liggéeyam te ku am seetlu di nga xam ne Serigne Mamadou 2 ans 6 mois la toog alxaaji maam bu ñëw toog des bi mu ne la Cheikh Sidi Yaxya moom bu fekkee ne ca kersa ga ak ku nuru Cheikh bu Kunta rek jàpp ko moom Cheikh Sidi Yaxya kersa moo ko doon waaye ba ci ay at yu ñu dund sax ñoom ñaar ñoo ko yam ku ne 74 ans la dund waaye mu ne bu loolu lépp jeexee nag man Cheikh bu Kunta may ñëwaat loolu nekk beneen déggin bu doy waar mu ne bu lépp jeexee man Cheikh bu Kunta may ñëwaat bàyyi bu ñëw toog ñaata at 18 ans la toog alxaaji maam bu ñaata at 12 nga boole ko lu mu lay jox 31 ans 31 ans yooyu la Cheikh bu Kunta def Njaasaan kon li mu waxoon dikkaat na bu ñëpp demee bàyyi bu day ñëw toog 19 ans yi kee ñëw toog 12 ans yi boo ko boolee muy 31 ans muy 31 ans yi Cheikh bu Kunta toog Njaasaan mosu koo génn mu wan loolu di la wan ne xilaafaam moom moo ko téyel boppam te moom moo koy contrôler yàlla mayoon ko ci anam yu baree bari fii ba suba bu ñu doon toog duñ fi jógee mu nekk jamono jooju ay kilifa diine yoo xam ne ñi ngi ci réew mi waaye alhamdulilah ku ci nekk joxoon koy cëram moom it mu delloo la cër bi nga xam ni joxoon nga ko noonee la dundee biir Njaasaan ba keroog bi muy dëddu ñenn ñi sax nee nañ moom Cheikh bu Kunta moo sangu boppam moo jullee boppam moo suul boppam ndax nee nañ fañ taxaw di xaar ku ñëw jullee dañoo jege gis ku kaalaw bët ya rek kay feeñ sol lu weex tàll ñëw taxaw jullee ko bi mu ko jullee la dem yoonam kenn gisaatu ko. macha allah Serigne Bou Kounta kon kàddu yi am na solo yaatal nga bu baax ci li nga xamante ni si moom mooy Cheikh Bou Mouhamed Kounta moom mooy kan ba dugg ci njabootam yaatal ci lu baree bari loo xamante ni mën na ci jëlee ay njariñ ñi ngi lay jaajëf lu baax ci rafetlu kàddu yi yal na yàlla gën a yokk xam-xam bi yàggal taxawaay bi Serigne Bou Kounta kon su ko defee ñu ñëwaat ci Oustaz Sidi Lamine Cissé moom mi nga xamante ni si moo doon traité wéet yi nga xamante ni Cheikh Bou Mouhamed Kounta daan na ko wéet ak tournée yi nga xam ne daan na ko tourné ñu lay laaj Oustaz Sidi Lamine Cissé ndax Cheikh Bou Mouhamed Kounta xalwa yooyu nga xam ne mooy wéet di jaamu borom bi da ko doon def ci dundam yëpp daal di wéet moom kase daal di beddi nit ñi ak tournée yi nga xam ne dafa daan tourné ci dundam yëpp wala dafa am jamono boo xam ne moom la ko jaglee woon après ba mu passé mu nekk ci leneen loolu lañu bëggoon nga ñu si yaatal bu baax a baax. macha allah xaaj Birane kaddu yi am na solo laaj bi am na solo mooy li ma la waxoon sànq rek maam Cheikh Abou Mouhamedul Kounti yi ba muy xëlwa da doon xëlwa ngir jaamu sunu borom subhanahu wa taala borom xikam nee na adfin wujudaka fi ardil xumuuli fama nabata mimma la yatimu nataajihu nee na na nga denc sa bopp yow ascem na nga denc sa bopp ci suufu bañ a am ndax kat gàncax bu fekkee saxayaay la du jibbi ndeysaan ndax gàncax guy saxayaay fu ñu ko fekk dañ koy bay te nga gis ni pour ma wax la ni li arabi naan li nga xam ni moom mooy feeñ mbugal la waaye bakkan da koo bëgg nëbbu nag xéewal la waaye bakkan sopp ko ndeysaan li nga xam ni mooy feeñ mbugal la waaye bakkan da koo bëgg bakkan bu sañoon ñu koy tudd bu sañoon ñu koy muy feeñ ci yëpp waaye nag li nga xam ni moom mooy fa tabarakallahu nëbbu xéewal moo ci nekk ak yiw waaye nag bakkan da koy bañ nga xool maam Cheikh Abou Mouhamedou Kounti jamono ja nga xam ni moom la daan xëlwa ndal na ndànk naar meloon ndeysaan ci teraanga ya nga xam ne maam Cheikh Albeka moom la ko doon teralee jaamu yàlla yi moom la ko doon teralee dëkkandoo yi moom la ko doon teralee ñi nga xam ne ñoom ñooy duwal yi mu jaawara yi waa xural mu jaawara yi maanaam ñi nga xam ne ñooy village yi waroon ndànk maam Cheikh Albeka nan la leen doon teralee ci teraanga maam Cheikh bu daan fa bàyyi teraanga yooyu daan fa bàyyi yooyu nga xam ne ñooy ay bànneex doon wéetal borom bi subhanahu wa taala ci jamono joo xam ne nag da doon xeex ak bakkanam waaye di xeex ak li nga xam ne moom mooy bànneexam di xeex ak li nga xam ne ñoom ñooy ay bëgg-bëggam ngir wéetal suñu borom ba yàlla nag fay ko fayin boo xam ni ndax ku liggéeyal yàlla subhanahu wa taala yàlla ku mu naru la fay du la liggéeyloo yàlla ba mu naree fay Cheikh Bou Mouhamed Kounta ci la ko xiir ci mu koy wéetal waaw daaw ko wéetal ngir bëgg fatxu wala ngir bëgg dëkk si Njaasaan déedéet da ko doon wéetal ngir taabudan lahu ngir jaamu ko sunu borom subhanahu wa taala loo tax maam Cheikh bu yàlla fay ko ci fay nii nga xam ni incha allah boo ñu toppee ci kàttanu yàlla ci yeneen jotaay dinañ la fere fànceel yooyu yëpp ak nan la duggee Njaasaan nan la fi nekkee ba njaboot gi nan la leen uufee ba ba mu wootee ñi ko wuy si penkook saw ndijoor ak càmmiñ incha allahu rabbi wa fiikum baarakallah. macha allah Oustaz Sidi Lamine kon kàddu yi am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la remercier di ñaan yàlla barkeel xam-xam bi te yokk ko yàggal taxawaay bi. kon mbokk yi yéen ñi nga xamante ni si yéen a doon topp ci fii di Ndiassane TV di
di déglu jotaay bi kon fii la ñuy tëjee rek di leen jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm waaye di sant suñu invité yi Oustaz Sidy Lamine Cissé ak Serigne Daouda Ndiaye ak Serigne Bou Kounta ñu leen di jaajëfal bu baax di yaan yàlla tax yàggal seen taxawaay waaye yàlla yokk xam-xam bi te barkeel ko lépp loo xamante ni si nag am na ci ay njuumte ak ay erreur nañu xam ni rek ci matadi doomu aadama la waaye lépp lu ci baax rek ñoo xam ni ci tawfiqu borom bi subhanahu wa taala in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhaanallahi walhamdulillahi la ilaha illa Allah